ay bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mbokk yi man la Marietou fii ci Saveurs Planétaires macha allah fas yéene dellusiwaat ak yéen tey ji ci kattanu yàlla mbokk yi ni ñu ko fi baaxoo di defee la yuubu yaaba rek fa woon na woon macha allah wala quwwata illa billah mbokk yi tey dañuy def Sénégal ba léegi daal di ñëw rek maye fi ndànk suñu ceebu yàpp vermicelle. voilà ceebu yàpp bu weex na ci bàcc suñuy vermicelle dóor suñu ñoom seen njaay laxas l'ami de mon frère chef Souleymane Jules Ndaw may ko soosu soble jël poulet sànni ca dégg nga maam jël ndànk suñu kaani gu dijj daal di ko tagalee ne ci kaw may ko tuuti bouquet persil la ca wet ga mu am tuuti lu wert yi sànneeku bokk di leen ñaan ngeen topp ñu incha allah ñu ñëw léegi détaillé leen ko one by one aywa très bien foofu ay mëngoo ko bon gis ngeen nii vermicelle bi damay teg diwlin bi te du sens ba tey suñ ceebu yàpp vermicelle bi gis ngeen nii ñu saaf vermicelle bi ba mu dooree rek après ñu seppi ko bàyyi bay sóor boole ko ceeb bi ne ko ca réel très bien voilà léegi gis nga ko nii couleur bi mu yor baax na ñuy gaawantu seppi ko kuy saaf vermicelle bi nag da nga koy surveiller de près ay mbokk yi très bien macha allah gis ngeen nii suñu ganaar gaa ngi ni piqué nañ ko gis ngeen suñu nokkas bi léegi dañuy ñëw saaf ko ba mu dooree ñu génne parce que bu ñu fàtte ne suñu ceebu vermicelle bi ganaar gi ak yàpp xar bi lañ fas yéene boole incha allah voilà donc là j'ai déjà piqué le poulet et maintenant dañ koy saaf. aywa très bien léegi diwlin bi sens na ay bismillah maintenant l'huile est chauffée on va frire le poulet. mbokk yi macha allah bon ba tey léegi suñu ceebu vermicelle bi gis ngeen ni saaf nañ suñu ganaar yi ba mu dooree fële fasee ko suñu kanam macha allah moom it dina dellu si gis ngeen ni vermicelle bi moom lañ njëkk a saaf même diwlin bi la ñuy utiliser suñu laxas yaa ngi nii gis ngeen ko yéet baa ngi nii ci biir gis ngeen fii suñu yàpp xar soble bi ak suñu laaj fii nii ñi ngi fi ak suñu poivre ñi ngi fi ak suñu sel ñi ngi fi ak suñu laurier. voilà donc gis ngeen yuubu yaaba yi ceebu yàpp bu simple lañ koy def lii la ñuy yem ci yuubu yaaba yi du ma nokkos ay oignon vert or yooyu yëpp du ma ci nokkos lenn incha allah. voilà donc rapidement au menu ce soir je vais préparer du ceebu yàpp c'est du riz gras mais avec des vermicelles. voilà donc ce que j'ai fait j'ai déjà frit les vermicelles et c'est bien doré et le poulet aussi je vais mélanger le poulet et la viande de mouton. Alors là, on a ça c'est l'escargot, le yet. Et là, on a de la viande de mouton, oignon, de l'ail. Et là aussi, on a quelques épices pour assaisonner. Ça, c'est du poivre blanc que j'ai moulu, du sel. Et ça, c'est du laurier que j'ai moulu aussi. Voilà, donc rapidement. Aywa mbokk yi ñu ñëw léegi nag yokk naa sama gaz même diwlin bi laay utiliser. Je vais utiliser l'huile. Maintenant, je vais utiliser la même marmite. Je vais pas rincer ni rien du tout parce que c'est là que j'ai frit le poulet et comment on appelle ça encore les vermicelles. Et je vais mettre un tout petit peu de sel et du poivre. Voilà pour assaisonner la viande. Et puis, allez, oups, bismillah. Mettez ci rien. Voilà. mbokk yi ñu commencé nag te mbokk yi très bien gis ngeen ni yàpp baa ngi commencé di doore gis ngeen ko nii voilà léegi duma ko bàyyi muy saafu di wow donc comme xaw na tiit nii tuuti gis ngeen ko nii négal ma ñamal ko nii tuuti ci soble si mu gën ko yëkkati comme ça nag ñu ñoo defar suñu nokkas suñu sobleeg laaj ak laurier bu saf macha allah voilà nii soble si mu yëkkati ko xaaral ma njoosaaleel ko tuuti ci suñu laaj bi bu bokkul ak nokkos bale comme ça xetu laaj bi commencé telli léegi foofay toj voilà macha allah léegi li lay xaar mu jóg ñu dem defar fëre suñu nokkos bi commencé ko ci bàccal bi très bien macha allah très bien mbokk yi gis ngeen nii soble biñ ci def ak yàpp biñ doon kii nii laa koy def ba ci kanam donc di leen jox rek benn taxaw seetlu li tam beneen façon la pour dorer sa ceebu yàpp sans nga utiliser yooyu noonu may bañ a tudd yéen a ma gën a xam yi may wax gis nga nii soble bi nii muy ànd ak yàpp wi nii ñuy dem da ngay dem ba lii kese naturellement daf lay dooreelal sa ceeb voilà nga yor couleur bu rafet
te coow du jip géej gi du déborder dara du déborder voilà donc gis ngeen fi nii suñu gënn gi aay bi moo fi nekk fi laa ko dëbbe woon de l'ail ak soble bi léegi gis ngeen fii nii sel poivre laurier bi réel laa koy def fii dëbb leen ba ñu mokk suñu paree une partie bi fi lañ ko indi yeggali rôtir suñu yuubu yaaba yi beneen partie bi balaa ñuy sóor ñu ne ko ca tuy foofa daal di toj merci beaucoup très bien ceebu yàpp yi très bien macha allah gis ngeen ko ni li ma leen doon wax lii duma ko cay ndox ah xam ngeen lu tax dama ci bëgg a tegaat ndànk poulet bi nii duma bàyyi itam ba ñuluk soog ko ci teg mënoon naa def noonu mais dama bëgg cafka yi ñu fekkante fi voilà léegi gis ngeen jus bi moo nekkoon fi ñu seppi ganaar gi ëpp naa tuur waaw kañ très bien dégg nga ko noonu muy jóg su ko defee dañuy ñëw fii suñu nokkas aay bi ak oignon bi def ci ni une bonne partie li ci def ñu bàyyi ko sóoraale ko léegi lii la ñuy yëkkatee suñu taalaale bi voilà balaa ñuy ñuluk nga xam ne ganaar gi dana tiit fii dana fi ñor sax voilà vous voyez mëngoo ko gis ngeen ko léegi lii laay bàyyi mu tokki tuuti ma teg ndànk sama ndox mu tàng ñulu ko voilà très bien vous voyez ay ma ngoog mbokk yi gis ngeen ko nii muy tokki nii waaw kañ gis ngeen ko nii léegi nag teg naa fële sama ndox mu tàng ci bouilloire bi gis ngeen ko nii laa koy def gis ngeen ko nii macha allah léegi nag su ko defee dañuy jël ndox mu tàng ni daal di ko ñulu ko bàyyi mu jóg voilà ma ngoog maintenant ma sànni ci quelques feuilles de laurier nee naa leen ceebu yàpp sama yaay loo ko wax mu ne la poobar ak laurier ak laaj ceebu yàpp ak cere moo ko yor macha allah donc nii damay ñëw nag léegi wàññi feu bi ndànk rek parce que déjà yàpp bi fii tiit na la viande est à moitié cuit et voilà poulet bi moom tamit tiit na dama koy kii walaat tuuti rek parce que après dama bëgg bu may sóor ma seppi leen incha allah su ko defee ma sànni ko ci four bi mu dooree foofu comme ça ñu gagner du temps aywa léegi ñu wàññi feu bi bàyyi ko muy toq. très bien macha allah très bien mbokk yi gis ngeen nii suñu yóbbu yaaba yi daa nekk ma nga fa dama newoon damay seppi yàpp yi bu may sóor mais ragal naa ne dinaa ko ci bàyyi voilà xoolal xas boobu naan day xaroo ko xataraayu moom it macha allah gis ngeen ni desitu nokkas bi dañ ko ci naan réel waaw. yokku fa bi mu jóg rek incha allah ñu daal di sóor suñu ceeb lal vermicelle bi ci kaw daal di jël ndànk suñu macédoine de légumes ne ko ci réel xaaral ma rincer lii tuuti rek voilà gis ngeen ko nii voilà bu baxee rek incha allah ñu sóor. très bien macha allah gis ngeen nii suñu ceeb bi voilà tey nañ ko ba pare duma ci def lépp ndax bu ñu fàtte vermicelle bi tam. day yokk sóor bi gis ngeen ko nii jël vermicelle ba nekk ci réel boole leen nag jaxase voilà jaxase leen ñoom ñëpp ba ñu jaxasoo bien bon. aywa très bien gis ngeen ko fii léegi nag ingrédient secret bi laay wis nii tuuti rek muy lan suñu tuuti muscade soupçon voilà c'est bon muy tem-temi ndànk ci suuf ku mu neex nga defee ko sa benn dompatu kari sànni ko ci damay faral di def loolu may leen jaxasee. mélanger gis ngeen ko nii su ko defee nag ma ñëw ndànk jël suñu raisin sec ak suñu macédoine de légumes ne ko réel fi man duma ko def très bien gis ngeen ko nii jéq bi voilà yëkkatee ci kaw xaaral xuñ baa ngi jóg aywa très bien macha allah très bien gis ngeen ko nii jéq bi yëkkatee ci suuf sànni ci kaw gis ngeen tuutee ci des rek mu ñor rak tak nga jóge fi macha allah am nañ couleur bu rafet voilà gis ngeen ko nii très bien merci beaucoup incha allah léegi macha allah. suñu ceeb pare na man ko ci suñu ceeb pare na foofu ngay teg merci beaucoup. ay mbokk yi ma ngoog suñu ceeb pare na gis ngeen ko nii suñu ceeb a ngi nii yàq rek a ci des macha allah voilà am nañ ñor bu rafet bëriwul diw. les yuubu yaaba sont là ma ne ko ci les yuubu yaaba sont là ñu fas yéene ko dégg nga ba macha allah fase ko suñu kanam foofa daal di toj mbokk yi fas yéene leen wax rek ne tey jii suñu ceebu yàpp vermicelle bi incha allah dañ ci fas yéene yekkal suñu mbokk yooyu nga xamante ne que ñoom ñoo nekk foofu ci Sénégal ñu naan leen sutura
voilà donc xam nañ ne macha allah ñi ngi liggéey bu ama solo ci di jàppale mbokku sénégalais yi donc yekk bi dama koy teg ci loxo suñu sista muy Khady Sidi naan ko Khadija lii teg ko ci loxo Adja Sey macha allah su ko defee waa sutura yëpp ku ci nekk jël sa kuddu rek ne ko yor ci biir fase ko sa kanam foofu daal di toj aywa très bien ñu ñëw yekk nag aywa très bien macha allah très bien macha allah wala quwwata illa billah macha allah mbokk yi suñ ceebu yàpp vermicelle a ngi nii ñoo leen ko diggoon bi Saveurs di soog a juddu dooroon nañ fi benn mais gaa ñi topp ma fan yi di ma jël ci suuf naan ma kañ ngay ceebu yàpp vermicelle ma ne leen xaar leen ñu may ko benn petit bis surtout que waa kër gi yëpp bëgg nañ ko macha allah donc gis ngeen ko nii may nañ leen fële les petits laxas les petits yàpp xaar et les petits cuisses de poulet el pollos waaw foofoo ngay xalam très bien mbokk di leen wax ne lii lañ leen indiloon tey jii ci Saveurs Planétaires macha allah ci kàttanu yàlla di leen fàttali rek nag waa organisation Sutura macha allah ñoom la ñu ci yekkal di jël yekk gi di ko teg ci suñu loxo sista Khady Sidi naan ko sista jottalil këf ki rek waaw na yegg ak jàmm di ñaan mbokk yëpp bàyyee xel tamit organisation boobu ndax am na solo lool ñi ngi taxaw foofu mbokk yi nga xamante ne que macha allah dañ leen yittewoo voilà mbokk di leen wax ne baaraamu kaw gi sela la wiccax mu bonde yéeg ca kaw baaraamu suuf gi sela la fente daal di jàdd boor foofu daal di xalangu merci beaucoup xooñ moo na mi nag seen agu leen ma teg ko fii de bëri feem rek bu leen ci dara jaaxal xooñ gi moom maa ngi ñëw léegi nilon gi lii féete kaw la naan njoo seet nday aram sall na ngeen ma bàyyi tout tranquille sama yaa sana sëy ay bismillah na rees ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah